seeni xët laataa xóotal geek Mamadou Mohamed Ndiaye bu ca kanamee ñu ànd ci ak Mame Birame ñu ngi lay gërëmati Mame Birame Diouf dañu koy njëkkee ak l'observateur mi xëy tey ak jëye ji nga xam ne ni moo am ca Kër Massar témoignage u kii tudd Lalla Sidibé ci xale bi nga xam ne ni baayam moo ko faat muy xeetuk ñaawteef boo xam ne ni sénégalais yëpp a ngi koy naqarlu loolu itam bu weesoo ba tey ci xëtu yéenekaay bi di l'observateur ñu ngi ciy gis lii mu tuddee non respect des règles de sûreté et de sécurité l'AIBD en zone de turbulence Mame Birame. mu ngoog Pape Cheikh kon delsi ci ñaawteef googu amoon kon ci Kër Massar ka nga xam ni kon jàpp nañu daal moo faat doomam te doon loo xam ni kon ñaawlu nañu ko waaye doon mbir goo xam ni bu ñu sukkandikoo ci yéen kaay l'observateur moom wax nga ko doon na loo xam ni daal lay jege ñaaleem ak ña dëkk ca gox ba ñu ngi ko doon gis muy ñëw ndax bàyyi ji dañoo jàpp ni daal moom toogaayam foofee yàgg na di jàppanteeg ña nga xam ni kon ñoom la dëkkal ndax it toogewu fa toogaayu jàmm lu jëm kon ci jëfee lu ñaaw moom la dëkkee kon doon na mbir moo xam ne daal ñaaw nañu ko donte sax moo nañ def neneen ba lu ni mel kon du am leneen loo wax it jëm ci lu yéenekaay bi fësal ci xëtam gu njëkk ci aéroport international Blaise Diagne ak kon yëngu-yëngu yoo xam it mu ngi ko fay am ci ay ndogal yoo xam ni kon kilifa yi ñu ngi ko fay am neexoo ga amul seen diggante ak 2AS kon jëm ci liggéey nga xam ni kenn lan la it mbirum douane ci ay transaction ak matériel yoo xam ni kon war nañ xool naka lañ ko fay yebee. ba tey ci xëtu yéenekaay bi l'observateur yéen a ngi koy gis noonu Aïda Ndiong moo ne ci xët bi Aïda Ndiong tient son non-lieu yéenekaay yu bëri xëy ak moom le témoin ginnaaw nataalu Aïda Ndiong moomule ñoo ngi liir ci français ci xëtu yéenekaay bile nii la CREI dans la ligne du TGI de la Cour d'appel et de la Cour suprême Aïda Ndiong un non-lieu et après. mu nga ko ab tontu la ab samp laaj kon le témoin moo ko amal ëllëgu Aïda Ndiong lan lay doon ak it lu tax kon CREI jël ndogal googee nga xam ni kon seetal na ko wicc moom Aïda Ndiong ñeenti at ñu koy toppee waaye te fukk ak juróom-ñaar ci ay renvoi yoo xam ni kon am na mujjanteel bi kon ñu seetal ko ci lépp loo xam ne jëmoon na ci koppar googe ñu jàppoon ni daal am lewal la ñeent fukk ak juróom-ñaari milliards ci suñu xaalis tey kon kër attekaay bi wax la nga xam ne kon jàpp na daal mooy yoon waaye laaj bi kon Pape Cheikh ni ñu ko waxee sànq rek mooy ëllëgam moo xam ci mbirum politique ak lépp loo xam ni daal laalee na su yëm soxna soosu. ginnaaw non-lieu bi ay kàddoom la yéenekaay bi di direct info xëyee tey ma nga naan ci français c'était une épreuve dans mon destin je n'en veux à personne et je pardonne tout le monde. mu nga ndax it coow bëri woon na ci moo xam ña koy doon jàppale waaye ñu jàpp ni kon mbir mi moom Aïda Ndiong moomee da cee taq kon tey bu dee daal seetal nañu ko lu muy rafetlu la waaye jàpp ni kon lu mun toon ñàkk la ci dundam ay jaar-jaar la woon métti loon waaye tey génn na ci kon day dooli sant yàlla waaye gërëm ña nga xam ni kon démb moom métti ñu ngi woon ca wetam di koy jàppale. coow loolu def na lu toll ci ñeenti at moom la yéenekaay bi di Les Échos xëyee tey ba noppi di ñu xamal ni procureur bi moo ni woon 47 milliards ci la koppar gi toll ak it ay takkaay loolee la ñuy liir ci xëtu yéenekaay bi di Les Échos. Les Échos moom it kon del si mbirum Aïda Ndiong gannaaw kon ba xibaar bi daanoo démb te nga xam ne sax RFM kon joxe woon na it xibaar bi ca ndorteel kon lu jëm it ca koppar ga nga xam ni Pape Cheikh wax nga ko jëmoon kon ci recouvrement bien mal acquis yooyee 47 milliards la kon jàppoon it mu ngi woon ci gafa réew mi kon trésor tey jii kon xaalis googu ak ëllëgam ak lépp loo xam ni jëm na ci moo xam delloo ko moom soxna si mbala daal leeral gi ba tey te am ci doon ab mbir ngoo xam ni it Les Échos kon delsi na ci Pape Cheikh. Les Échos ni 43 milliards ba tey ci ndonduk Aïda Ndiong yéenekaay bi di Libération xëy ak mbir moomule beneen montant gi bu toll ci 9 milliards mu ñuy xamal ci xëtam ci français ni Aïda Ndiong empoche 9 milliards du trésor ivoirien. ndax it kon lu xam ne amam la woon tey ñu jàpp ni kon seet na ci 8 kon mel ni yoon la daal xaalis boobee kon ñu delloo ko moom soxna si bokk na ci kon ci loolee nga xam ni jàpp nañu ne woon na ca foofee ca Côte d'Ivoire tey ji kon buñ ko delloo bokk na rek ca lañ jàpp ni ba tey moom la yoon rëdd gannaaw ba ñu tegee bépp tuuma jëm ci enrichissement illicite ak it lu jëm ci kon corruption boobu. daanaka yéenekaay yëpp moom la ñu xëyee. renvoi yaa ngi tolloon ci 17 muy 17 renvoi après mu am non-lieu moom la ñu laas di xamal tey ginnaaw nataaluk Aïda Ndiong la CREI lave Aïda Ndiong loolu la ñu lire Vox Populi
même son de cloche comme vous dites. Aïda Ndiong un non-lieu après 4 ans de traque. Le quotidien ci la xëy tey ci xët bi ñoo ngi ci lire la CREI ordonne un non-lieu Aïda Ndiong recouvre ses bijoux waaye ba tey ci xëtuk le quotidien ñu ngi ci gis nataaluk Tour Eiffel ak Karim Wade yéenekaay bi dañu xamal ci français la menace d'une interpellation Karim évite la France. mu ngoog le quotidien kon moo xëyit joxe xibaar bi Pape Cheikh ci biir kon ñu mën cee fekk it la tax ndax it bokk na ci kon xam nga Karim Wade jamono ji nekk ci Doha mel ni boobu ak léegi tegul tànk ci réew France am kon ab information judiciaire goo xam ni mu ngi ca kanamu pôle financier ba nekk ca Paris la ko waral bokk na kon ci lañ ne mooy Falcon 50 ba mu doon jëfandikoo atum 2007 jàpp atum 2011 kon compagnie nga xam ni kon moom jet privé googee daal mel ni day topp Karim Wade ci ay mbir yoo xam ni yore nam ci avion googee rafetlu ñu ko kon loolu bokk na ci la nga xam ni kon moo tax tey jii mel ni daal bëgguñ mu teg tànk foofee ci réewu France. yéenekaay bi di enquête xëy na président Macky Sall ak lii mu tuddee Macky la présidentielle de 2019 la menace interne. enquête moo ci delsi ak yëngu-yëngu yi am kon ci biir la nga xam mooy benn bokk yaakaar doon majorité bi nekk ci nguur gi ak it coow ak wax ya nga xam ni ku ci nekk kon dina ko ci yëkkati ay xalaat nag moo xam defar waaye ñeen ñi jàpp ni kon lu mun a tas ànd googee la rawatina sax ba mu desee kon ay weer ñu dem ci wote présidentielle yi kon doonul lu gën ci biir coalition bi ak lu ci munti nekk njàngat goo xam ni kon ñoom ña ca nekk war nañ ko cee jëlee Pape Cheikh ngir kon seen boolo boobee doon loo xam dina gën a dëgër. Président Macky Sall ak Idrissa Seck ñoo nekk ci xëtu yéenekaay bi di Dakar Times mu ñuy xamal politique l'échec du deal entre Macky Sall et Idrissa Seck. mu nga ko kon di nga xam ni kon ñu ngi ko doon coow ba léegi ak lépp loo xam ni jëm na ci seen ànd démb ba tey jii ak it ku ci nekk fa nga féetee Idrissa Seck may wéy kon di ñaawlu doxalinu réew mi ak yoriñ nga jëm ci président Macky Sall ak lépp loo xam mu ngi koy laaj jëmal mbirum Khalifa Sall kon la jëm it ca Dakar Time lu mu xëy fësal ci diggante ñaari kilifa yooyee seen ëllëg it seen jàkkaarloo moo xam ba ci présidentielle yi di ñëw doon na loo xam ni daal te observateurs yi ñu ngi koy teg bët di xaar kon ana fan lay mujj. li ci des nag dañu koy bàyyeeg Mamadou Mohamed Ndiaye bu ko defee bu yegsee xëj na ci plateau bi ca kanam xóotal ko ci revue de presse bi en attendant